ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci wàllum suuf ci benn zone boo xamante ni bu ñu moywul dina disparaître fekk juróom fukki at wala téeméeraat ci kanam muy zone bii di Fouta. ndax benn groupe bu bandi ñoo jëlu toll ci 20 000 hectares u 37 villages fanweeri village ak juróom-ñaar boo jëlee suuf si mat na Ndakaaru ñaari yoon ak genn wàll. capitalu Sénégal mat na ko ñaari yoon. hectare bu ñu doy la quelques hommes d'affaires di passante seen biir ne dañ fay def wàllum agrobusiness ci suñu dernière information Frank Timis moo mujjee suuf si. te ñun gëm nañ ni suuf soosu noonu am na leneen lu fa nekk lu kenn waxul suñu borom rek a xam. Birahim Seck Forum Civil xeex na ci ba sonn ñu koy jaajëfal bu baax a baax ndax kenn la ci jàmbaari Sénégal comme ñu ciy mel ni Guy Marius Sagna Abdou Karim Gueye ak yeneen activistes yoo xamante ni fu ñu leen déggee rek du seen ñoom seeni soxla mais ci soxla yi seeni moroomu sénégalais. Birahim Seck bokk ci doomi aadama yooyu noonu yàgg na xeex ci coowul suuf gi am Fuuta mais dañu seetlu que ni ba léegi gars yi mesuré guñu ampleur dossier boobu noonu. loo xam ni mat na région wu lëmm wax nañ leen ni suuf sañu jox tubaab yi mat na 20 000 hectares daañ ci ñëw ñu jébbal ko ay homme d'affaires te mu nar a lor ay junni njaboot nara laal 37 villages yoo xamante ni ci mbay ak sàmm la ñu yaakaar. boo jaayee loo moomul boromam day genn bañ nun bon genn nañu bañ nañ loolu du kenn dootu ko defati jaay kenn du ko jaayati nañ ñu jox suuf ci la ñuy dund duñu ko joxe ñoom defuñu dara ba pare ñun ñu dem di luy ji duñu ko def ndax fi ñu toll léegi am nañu problème bu rëy ndax ñun dañu am jaboot te ñun xam nga pël du gel. ci vidéo tay bi dañuy leeral d'abord fi mbir yi tàmbalee parce que ñaari nguur yi fi jaar yëpp muy nguuru Wade ak nguuru Macky ku ci nekk am nga ci part de responsabilité. donc dañuy remonter ci fi mbir yi dooree yan homme d'affaires ñoo ko sëkk ak banditisme bi ci nekk ndax dossier bi mbiru bandi dëgg la. ak fa la ñu nar a jëm ak zone bii di Fouta ndax bu ñu moywul zone bi dafay disparaître waa dëkk ba daañu obligé màngaani dem ci yeneen région ngir mën a am dund gu mucc ayib parce que dootuñ mën a bay dootuñ mën a sàmm ndax mooy ñaari activités yi fa ëpp doole te di leen permettre ñu mën a dund. te Fouta dëkk la boo xamante ni suuf si dafa baax loo fa bay ak loo fa sàmm suñu borom def ci xéwal te ñun gëm nañ ni wax nañ ko sànq suuf sii ak ni ko yenn ponkali di xëccoowee seen biir di ko jaayante am na leneen lu fa nekk loo xamante ni population bi wala ñun sénégalais yi en général xamuñu ko. moo tax ñu bëgg ci indi ay leeral dossier boo xamante ni depuis 2011 mi ngi jur coow tax njaboot yu baree bari nelawatuñ ba yandoor xamuñ seen ëllëg ci la nar a wékku. ñoo ngi ci atum 2010 seen éthanol SA seen huile dinañ ñëw ci ñan ñoo moom groupe yooyu noonu ak mafia bi nekk ci biir ñoom dañu amoon projet wu bay wàllum graine de tournesol ngir defar ci li ñuy woowee bioéthanol genre carburant la boo xamante ni du lor alam gi maanaam dafay protéger environnement ñoom lii moo nekkoon seen projet ñu bëggoon ko jëmal fi nga xamante ni mooy Fanaay di benn commune bu nekk Podor ñu jox leen ñoom waa seen huile 20 000 hectares. mu juróon coow lu baree bari yaakaar naa ni ku nekk ci yéen déggoon na coowal Fanaay ndax population bi dañoo bañoon ni ñoom seeni 20 000 hectares kenn du ko jël di ko jébbal yeneen doomi aadama duñ ko nangu tey duñ ko nangoo lëg. ay manifestation yu métti amoon fa ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ñu baree bari amoon ci ay gaañu histoire boobu waroon na Sénégal juróon fi coow lu rëy ba Maître Wade dellu ci ginnaaw mais dellu ginnaaw boobu noonu newul woon pour neenal projet bi maanaam annulé ko. mais dellu ginnaaw bi mooy wutal leen feneen foo xamante ni sorewul ak Fanaay ci lañ délocaliser projet bi jële ko Fanaay yóbbu ko ci réserve naturelle bi nga xamante ni moo Njaayel décret baa nekk nii ñu ngi ko signé le 20 mars 2012 kañ lañ ko signé période campagne présidentielle yu 2012 maanaam bi Macky Sall ak Maître Wade di dem deuxième tour sénégalais yi ñëpp ñu ngi concentré woon ci élection yi ñu nekk ci jàppal Wade bàyyil Macky période boobu noonu la ñu profité signé décret bii nga xamante ni moo jox waa seen huile lu toll ci 20 000 hectares fi nga xamante ni mooy Njaayel kenn yëgul maanaam dañoo régler problème mu Fanaay ba noppi créé waat beneen problème ci beneen dëkk looloo tax ñu naan on règle pas un problème par un problème jafe-jafe kenn du ko saafara ak beneen jafe-jafe mi ngi mel ne ngay def la ñuy wooyee suul bukki suli bukki loolu la nguuru Wade defoon Macky Sall nag gannaaw ba mu faloo daal di koy gis ñaawlu ko ba fi ñaawlu yam ni mbir yi wàllum njuuj njaaj la tegul ci yoon. 20 000 hectares de terre qu'on donne à une entreprise dans des conditions nébuleuses. moom Macky Sall moo wax lii di ñaawlu 20 000 hectares yi ñu jébal ñoom seen huile taxaw nag ne dafay neenal projet boobu noonu ndax arrangé wul population ba mais comme que dossier bi wax nañ leen ko ay bande yu mag a mag ñu ko sëkk kenn xamul fan la ñu jaar ak Macky Sall xëy na bés dina ñëw mu leer ba moom Macky Sall delluwaat ci ay kàddoom daal di weddi boppam mu daal di valider projet 20 000 hectares boobu noonu le 6 août 2012 décret baa nekk nii ngeen di seen mais li yéeme ci mbir yi mooy Macky Sall mi diggoon waa population ba que ni projet bi daañu ko neenal
delluwaatul ci ñoom population bi ba muy signé décret bi. mais beneen mbir bi ci gën a graaw mooy gannaaw bañ ko signé ba noppi publié wuñ ko journal officiel dañ ko doon nëbb xam nga kuy def di nëbbatu moom say pexe jubul ci la nag askanu Njaayel jóg lànk na ñoom seen suuf duñu nangu koy saax-saaxee. suñu dund duñ ko jox kenn ndax gisuñu kuy joxe dundam kon nag suñu waxee nañu joxe suñu dund duñ ko nangu bañu ñu nag ñu jël suñu bakkan si loolu waaye joxe ko moom duñ ko def. waa Forum Civil ñoom itam ne leen dugg ñu wét ci xeex bi ndax suuf soosu mooy mel na mbir bu ñu mën a sukkandiku ngir dund ak seen njaboot. président de la République moom mi nga xam ne moom moo jëloon décret bi attribué suuf soosu italien yi ñu ngi koy waxaat ne ko sa doom yi nekk fii nii dans le Njaayel bëgg nañ récupérer seen suuf parce que ci la ñuy dund ci lañ bëgg a faje seen i doom ci lañ bëgg a am ay école seen i nag ak seen i bëy seen i xar ci lañ mën a dund parce que mbir mi nekku rek bay kese donc tey kenn mënul comprendre ngay jël say doom ne leen futeet bañ set nga ne yaa ngi solal ñeneen ñoo xam ne dëkkoon ci réew mi ay yëre te bàyyi say doom. léegi nag laaj bi mooy ñeneen ñooñu Birahim Seck Forum Civil yu tudd ñooy ñan bandi yooyu ànd ak Macky Sall ngir jël suuf si fan la ñu féetee maanaam ñen ñoo làkku ci ginnaaw seen éthanol ak seen huile ñan la. projet bi ci boppam benn groupe italien bu ñaan ABE muy agrobioéthanol ñoo ko moom à 75% ci atum 2010 jàpp 2011. benn waay bu wuyoo ci turu Benjamin Dumé moo ko jiite woon mu ànd ceeg homme d'affaires sénégalais bii di Gora Seck moom Gora Seck mi ngi ci am 25%. mais kan mooy Benjamin Dumé. Benjamin Dumé benn escroc la boo xamante nii ci blanchiment d'argent lay dox lewal xaalis bu baaxul mi ngi bàyyeekoo réewum Israël mais par la suite dafa changé nationalité nekk brésilien gannaaw tuux duna yu baree bari mu def bañ na ko ba biñ koy jox 20 000 hectares yi ci turu entreprise am bii di ABE entreprise bi société écran la woon. société écran boo ko déggee mooy këru liggéeykaay boo xamante ni ci tur rek lay am mais dañ koy créer la plupart pour lewal xaalis par exemple benn misaal kese la leen di jox benn waay mën a dugg ci li ñu woowee wàllum trafic de drogue am ci ay milliards yu baree bari mais mënul déclarer que ni xaalis bi xaalisu drogue la léegi ni muy def mooy dafay créer benn société écran ne xaalis bi fii la jógee xeetu entreprise yooyu nag la Benjamin Dumé créé woon biñ koy jox suufu Sénégal d'après certaines informations yu bàyyi ko ci ONG Gren. ONG Gren benn organisation internationale la buy taxaw baykat yi ci àdduna wërngal këpp ba ñu defee woon seen recherche ñoom sax nee nañ waa ji dañ ko yónni mandataire la woon am na yeneen tur yu nekk ci dossier bi yoo xamante nii ba léegi xamaguñ leen. d'ailleurs moom Benjamin Dumé en 2014 lañ ko teg loxo ci wàllum njuuj njaaj ndax moom ak ñim sekkal projet bi Sénégal tegante dil dafa amoon seen biir comme niñ ko waxee ci njëlbeen bi yëfi wóoyu la gannaaw gi lañ ko teg loxo moom Benjamin Dumé problème daal di am moom ak ñoom Gora Seck ba seen projet bi ba ñu bëggoon def fële nga xam ne mooy Njaayel tagga tembe liggéey yëpp arrêté. léegi nag gannaaw ba projet bi arrêté normalement waxtu bu dajee gëstu lay doon population bi ànduñ ci parce que bu amee dootuñ bay dootuñu itam sàmm léegi comme que projet bi am na problème ña ko sekkoon ñu ngi tamante dem na seen biir liy yoon mooy ñu daldi ci profito delloo askan wa seen suuf mais defuñ loolu. en 2018 dañoo jaay projet bi yeneen investisseur daal di koy tuddee les fermes de la Teranga ñan ñoo làkku ci ginnaaw ñu ne benn société bu ñu naan Agro Industrie Corp la société boo xamante nii ñi ngi ko enregistré fi nga xam ne mooy Île Caïman bokk ci les paradis fiscaux foo ko déggee mooy dëkk yooyu nga xamante nii mën nga sàcc ay milliards yu dul jeex am xaalis bu lewul moo xam fu mën di jógee nga daw làqu ko foofu noonu tranquillement te kenn bañ a xam yow denc nga foofu xaalis. bande yu mag yi yëngu ci wàllum business yëpp fa la ñuy enregistrer seen entreprise foofu itam la ñuy nëbb seen xaalis société bi nga xamante nii nag moom mujjee suufu Njaayel bi moom lañ ko mujjee jaay benn ci paradis fiscaux yooyu noonu lañ ko créé muy Île Caïman. Benjamin Dumé moom benn société écran la créé woon investisseurs yu bees yi ñoom Île Caïman la ñu enregistré entreprise bi lii dafay firndeel encore une fois que seeni mbir dara leeru ci. par la suite le village yi nga xamante nii ñoom la projet bi impacté daal di découvrir que ni Franck Timis mi ngi ci biir. moo làqu ci mbir yi Aliou Sall sax moo nekkoon consultant am. ndeke foofu lañ ko dugaloon ngir am suuf soosu nga xam ne moom moo nekk Njaayel tolloog 20,000 hectares nga xam ne tey gis nañ ci ay information comme quoi que ne kii nga xam ne moom mooy Franck Timis mu ne am na ci titre foncier mu nekk nag lu ñu yéeme sénégalais lambda bi mënul am titre foncier ku digg doomu bi mënul am titre foncier waaye Franck Timis ba nga xam ne Roumanie la jóge am titre foncier si 20,000 hectares ci suufu Sénégal tey mi ngi nekk ci city bu Londres ci ay marché di wut ay partenaires ya nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale mu xool na mu exploiter suuf soosu
te suuf soosu mi ngi tey ci ay communes ya nga xam ne daanaka seen suuf jeex na boo xoolee Ronk seen suuf jeex na ñiic daanaka li ñu dese bëriwul nan la ñuy fexee nan la nguur mën a seetaane ba ñu jox 20 junni hectares wala 20 junni hectares ak juróom ab étranger pour après moom mu dem xooli nan la mën a amee ay bailleurs. donc ñu ko déggandoo waa ji dem na sax ba am titre foncier ci zone boobu noonu lii mooy xew Sénégal particulièrement ca Ndiayel te mu concerne ay villages yu bëree bëri te li leen bëgg a naxee mooy bu projet bi sottee seeni doom ñoo ciy liggéey alors que loolu c'est complètement faux non seulement ñi ci am chance liggéey du bëri ñu néew lay doon te ñi nga xamante ni daañu leen jël ay liggéeyu ñàkk solo leen di defloo ñu leen di fay as néew kon bàyyi leen ak seen suuf ñuy bay di sàmm di ci yor seen njaboot état bu dee bëgg na leen dimbali ñu financer leen ñu yeesal anam gi ñuy bàyyee loolu moo gënoon ci ñoom te itam moo gën a yenu maanaa mais jël suufu Fuuta bi jox ay étranger ñàkkloo waa population bu ñu pauvre ngir wëlbatiku utiliser seen coono boobu noonu di leen fay pour ay meeting politique loolu population bi ci boppam ñoo ko war a bañ donc il faut que ñu comprendre politique gu Macky Sall biir Fuuta dafay jël doomi Fuuta yi fa leen ay ministre ak ay DG ñu yaakaar ni daf leen bëgg fekk bëggu leen ci suuf ñu ngi négocier seen suuf ay hectare di ko jox ay tubaab seeni doom yi nga xamante ni fal nañ leen te ñu jox leen ay ndombal tànk yu mag a mag ci biir réew mi lenn rek la ñuy sëkk ak waa Fuuta mooy di leen organiser ay meeting duñ leen tabaxal hôpital yu baax duñ leen defal ay yoon yu baax duñu wutal seeni doom liggéey lenn la ñu sëkk ak ñoom mooy di leen organiser ay meeting politique di leen dajale fekk toroxal nañ leen ba noppi ndax ñàkkaloo nañ leen buñ leen ñàkkaloowee nag ba noppi ba ñu sonn ñu ñëw fa ak seeni délégation di leen séddale ay 5000 francs parce que sonn nañ di leen dajale ci ay bërëb pour nee nañ dañuy def politique nii la Macky Sall di doxalee ak waa Fuuta respecté wu leen faale wu leen yërëmu leen teg si moo tax il faut que jeunes yi porter combat bi sensibiliser bu baax a baax parce que suñu yaay ak suñu papa yi fa nekk amaana mën nañ bañ a comprendre lii yëpp des na tuuti Fuuta dara du fa des non seulement defuñu fay infrastructure yu baax te nee nañ gumba boo ko saraxul bàyyi koog yalwaanam mais defuñu ko dimbali wuñ leen ba noppi mais li leen dese muy seen suuf si nga xamante ni fa la ñu yaakaar ngir daan seen doole ñu xañ leen ko jox koy tubaab message bi nii foo mu jàll na ko jeunes yi traduire suñu papa ak suñu yaay yi ñu xam fi Macky Sall bëgg a jëm ak ñun kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.